ziar yéen ñi nga xam ne yéen a safoo di topp suñu information tey nag ku ñu gis fi ñu taxaw ni nga xam ne ñoo ngi jas nekk ci canal bi nga xam ne nag moo jëm direct AIBD canal boobu nag bi nga xamee ne defar nañ ko fi jas ba léegi causé na fi ay dégâts yoo xam ne dégâts yu métti la surtout nag ci jamonoy nawet bi ñu nekk ci loolu nag ñu ñëwoon seet si ñi nga xam ne ñoom ñooy population bu yeewoo fii ci biir jas fas yéene amal ñoom waxtaan bu yaatu ci jafe-jafe yi nga xam ne ñoo ngi koy dund te dara causé wu ko lii du canal bi nga xam ne implanté neen ko fi mu jugee direct AIBD ci loolu nag dinañ dem seeti askan bi nga xam ne ñoo yeewoo biir jas fas yéene am ak ñoom boobu waxtaan sama réalisateur lay àndal mu fas yéene ñoo wan bépp problème boo xam ne rek waa jas ñoo ngi koy jànkonteel ci dëkk bi te canal bi waral ko. tey rek ñoo ngi fii biir jas ci canal de l'AIBD mu doon nag canal bi nga xam ne biñ ko fi defee ba léegi causé na ay dégâts ci biir commune bu jas li ci gën a graaw nag ci côté canal bi rek dañ fay gis ay écoles yoo xam ne ñoo ngi fi waaye tamit ay kër yoo xam ne ñoo ngi fi même pas 2 mètres sax ay xale ndaw di ci jàngee wala kër yi tamit ay xale ndaw nekk ci lu ci nekk ku ci nekk rek xam na ne xale yombul ñu koy surveiller ndax ay innocent leen ñoom bu ñu gisee dara rek mën neen wax ne affaire yi da leen di impressionné ba mën neen a yundu fii nii xale bu fi yundu daanu fi loolu mën na causer dégâts bu métti waaye tamit ñu gis ay miiri école yoo xam ne canal gi tax na ñu daanu bu fii tawee fii fees dell ak ndox loolu nag tax na ñu fas yéene waxtaan ak askan bi nga xam ne ñoom ñoo yeewoo biir jas xool rek jafe-jafe yi nga xam ne ñoo ngi koy dund ndax canal bi ci loolu nag damay ñëw rek ci jeunes yi nga xam ne ñoom ñoo nekkee fii ci biir jas ma jasee fekk sama benn frère rek fas yéene ko laaj jafe-jafe yi nga xam ne nag ñoo ngi koy dund sëñ bi nuyu naa la tur bi. waaw salaamaaleykum maa ngi tudd Moussa Diouf je suis un jeune de Diass bokk ci ñi nga xam ne pratiquement parfaitement comme vous l'avez dit ñoo arrêté woon travaux canal bi ni ñu nekkee nii ma tuddee ko le canal de tous les dangers. le canal de tous les dangers mu mel ni nag ñoo ko déggandoo nekkee fii biir jas canal boobu nag mën neen wax ne direct AIBD la AIBD lay jugee daal di dem fi nga xam ne nag moom mooy Popenguine mu nekkoon nag route principale bi fi nga xam ne fa la oto yi di jaar waaye nag biñ ko fi defaree ba léegi lii di oto yi sax pour ñu jàll dañu dévier dem ci yeneen zone pour mën a jàll loolu nag tax na Moussa mu bëggoon a xam rek dégâts yi nga xam ne canal bi daal di na koy causé si biir village bi. waaw comme ni nga ko waxee rek je pense que def nga historique bi sax daa mel ni yaa ñu gën a xam historique bi daa mel ni am nga information yu nécessaire ci Dalo bi mooy comme ni nga ko waxee rek Dalo bi ñu nekkee nii ma tuddee ko la Dalo de tous les dangers mooy Dalo bi nga xam ne moo rallié Diass ak ay villages yu bëri mooy Dalo bi nga xam ne diggu Diass la jaar te fu ñu toll nii mën nañu wax ne dafa séparé Diass dafa coupé Diass en deux coupé na Diass en deux ba buy taw waa côté bi du ñu am accès côté bi waa côté bi du ñu am accès côté bi ba bu nekkoon année scolaire bi sax jamono yi la mën nañu wax ne mën nañu toog ay fan kenn du mën a dem ci école bi pour jàngi parce que buy daw doo am fenn benn issue amul benn pont boo xam ne tamit prévoir nañ ko ba population bi mën faa jaar pour vaquer seen occupation ñi nekk côté par exemple est bu ñu bëggee dem ouest mënatuñ ko waa ouest bu ñu bëggee dem est tamit mënatuñ ko lu waral loolu parce que mooy Dalo bi nga xam ne defar nañ ko fi gas nañ ko fi mu nekk liggéeyu cuune liggéey bu bon liggéey je dirais bu ñàkk respect waa Diass sax moo tax yaakaar naa ñu liggéey la ñu noonu pourquoi ma ne liggéey bi nekkul liggéey bu teggine liggéey bu silwissé moo taxoon ñu arrêté ko parce que ñu bëri lañu naan pourquoi ngeen arrêté woon Dalo bi te yéen la ñu doon defaral lu baax mais ma ne ku ñuy defaral lu baax tamit nga koy arrêté yaakaar naa wala nga koy bañ amul fenn ci àdduna déjà ñu gisoon ne ñu ngi ñuy defaral benn Dalo xam nga cuune weesuwul bokk wala ñàkk liggéey bu sérieux weesuwul ngay def travaux bu mel nu amul benn étude defoo benn étude nga ñëw rek jël ay machine di gas pax bi gas ko ba mu toll nii nga bàyyi ko noonu. foofu sax dama la fay dagg parce que li ci gën a graaw mooy la plupart bu ñu defar li nga xam ne moom mooy tali kër yi dañ leen di pousse buñ fa nekkee sax dañ leen di yëkkati mais fii boo gisee canal gi at école bi boo calculer 2 mètres lay doon wala 3 mètres kër yi fi nekk tamit 2 mètres lay doon wala 3 mètres. li nga wax noonu c'est très important xam lu tax ma ne c'est important nga ne canal bi ak kër yi wala ak mur yi 2 mètres la wala 3 mètres. ma delluwaat ma ne la canal bi dañ ko prévoir moo nekkoon route principale u Diass mooy canal bi nga xam ne moo rallié Diass ak village bi ñuy wax Samkéej ak Raafo waa Mbayar fa la ñuy jaar ñu ne woon ñu duñ ko def canal boo xam ne duñu def pose première pierre dañu defal canal bi Dalo carrossable comme on le dit mooy Dalo carrossable boo ko dégg mooy Dalo yoo xam ne oto yi dinañ mën a daw ci kaw Dalo bi
am ñenn ñu taxaw nekk na loolu fan ngeen ko mës a gis ci àdduna dalu carrossable dalu bi oto yi di daawee amul fenn ci àdduna fi ngay jéggee fale côté jumaa ja oto yi dafa jéggi di daw ci canal bi la bokk mais dañ ko liggéey boo xam ne oto yi dañuy jaar ci kaw di jéggi moyens yi ñu def foofu noonu bu ñu ko defee ci dalo bii nii dina nekk dalo boo xam ne avion sax dina fa wàcc waxuma la sax dalo mais train sax day daw ci dalo boobu noonu mën na ne mais nga def ci ay moyens ñoom nañu ne kay dañoo parewul pour def ay moyens ñoom dañoo jàpp ne jas mérité wul loolu wala jas jaralul leen ñu jël ay moyens AIBD wala direction AIBD wala l'état du Sénégal jas kay moo ko jaralul mu def ay moyens ci pax bi pour ñu defal ko ni ko population jas bëggee man loolu bu ñu ko waxee ñu d'accord ci mais bu dee mais du ñu bëgg gëm loo ne daloo carrossable wala daloo ñu defal ko ba oto daw ci kaw mënul nekk loolu c'est insensé loolu du xel mënul nangu la loolu moom mënuñu ko nangu. tu vois pour vous dire combien liggéey bi nekkee liggéeyu cuune imagine-toi daloo bu toll nii nga koy defal mu nekk yoonu ndox ñun ñëpp xam nañ fii village ndox yi partout lay jóge am na ndox yoo xam ne du ci daloo bi direct la ñuy jaar ndox yi jóge ci biir kër yi ci àll yi war a dugg ci biir daloo boobu noonu kenn ma wax la ne kenn prévoirul fu ñu war a duggee ci daloo bi. am na benn miiru kër bi fi daanu loolu moo ko daaneel du ndox mi daw ci daloo bi mais ndox yi jóge ci àll bi war a dugg ci daloo bi te côté yi robor yi kuule nañ ko ba pare te prévoir ñu benn foo xam ne ndox yooyu war na fa duggee yi jóge ci àll yi di dugg ci daloo bi prévoir ñu ko bu ñëwee ba foofu nag dañu bloqué ndox yooyu amuñu fu ñu dugg ñu def retour encore ci kër yi moo waral inondation bu ñu fi dund keroog à Diass ci suñu kër yi pratiquement ci biir kër yi ah je te dis bien biir kër yëpp a feesoon ak ndox boo ci duggee dala yëm ci genou loolu mosuñu ko dund lan moo ko waral ba léegi daloo bi moo ko waral le daloo de tous les dangers parce que ndox yi war a dugg ci biir daloo bi amuñu fan la ñu war a mën a jaar ba dugg daloo bi amul benn issue bu ñu ko war a jaar bàyyil ba mu dugg daloo bu ñëwee nag day tax foofu noonu du mën a ñu bloqué day def retour nag ci biir kër yi moo waral inondation yu moo waral ndox moomu benn miir keroog daanu parce que ndox ma dafa waroon dugg amul fu muy dugg muy obligé di daw ci wetu daloo bi am na miir ba fa nekkoon ci côté ba noonu la ko daanelee loolu nag daloo boobu moo ñu ko teg tey jii nii. ñu gis ne tamit miiru école bi dafa daanu waaye tamit ndox mi nga xam ne AIBD la war a jógee moom tamit fii lay versé wu. waaw je pense que AIBD boo ko waxee sax damay wax ne lenn rek lañ njëriñ maanaam njëriñul Diass dara bokk maanaam dépotoir Diass dépotoir la rek ci AIBD bu ñu ko fi annoncé à Diass ñun ñëpp a tàccoon ñun ñëpp amoon mbégte ñu ne ak kon chômage jeex na Diass wala wàññeeku na fi à 90%. mais xamuñu sentir ñu woon wala gëmuñu woon ne AIBD Diass dépotoir la koy def canal la koy def pour verser ay ordures pour sànni mbalitam AIBD je vous dis encore une chose daloo bi defalu ko pour li baax waa Diass de dañ koy defar parce que ils sont obligés population moo leen obligé pour ñu defal ko parce que seen ndox mi fa lay jaar ñoom seen ndox rek la ñuy évacuer pour mu dem mais defaraluñu waa Diass pour ñu am lu baax wala pour ñu am fu ñuy jaar seen yoon newu ci que ñu am fu ñuy jaar wala ñu bañ ko am ñoom seen yoon newu ci na seen ndox mi jàll rek mu dem yoonam loolu rek moo leen préoccupé loolu mooy seen préoccupation ñu gis ne daloo bi ñuy wax nii bu ñuy commencé travaux dañ ko annoncé woon ne ci 12 mois lañ koy liggéey daloo bi pare ñu ngi ni presque je dirais plus d'une année quoi plus d'une année liggéey bi tolluwu fenn travaux yi mu ngi nii yéen a ko constaté doo fu mu toll presque lu ñu kuule woon sax ci robot yi àggul fii lu ñu kuule pour le moment ci lu ñu prévoir ne 12 mois lañ koy liggéey mu jeex liñ ci liggéey la gum matagul 400 mètres wala bu matee 400 mètres ci la yem mu nekk liggéey boo xam ne tamit même lu ñu jot a liggéey bu baaxul la parce que prévoir ñu fi yeneen ndox yi war a jaare prévoir ñu fi population bi war a jéggee fi may wax ak yow ni ñu ngi nii quartier Ngam bu tawoon tey jii nii ñun ñooy def cours ci école yu xale yi pratiquement bu muy daw keroog toog nañu ñaari fan wala ñetti fan yoo xam ne jàngiwuñu donc problème yi daloo bi di cause rek ma ne miir yu daanu wala yoon yu yàqu rek moo ci gën a tuuti mais day impacté Diass ci anam yëpp économiquement ci éducation bi daloo bi dafa impacté secteur yëpp économie bi éducation bi secteur yëpp même religion bi sax daf ko impacté santé daf ko impacté vous voyez même bu tawee ni jour àjjuma nii ce qui veut dire que ñun qui habite l'autre côté Ngam par exemple du ñu dem juma ce qui moo tax ma ne la daloo bi amul secteur bu mu lorewul waa askanu Diass amul benn secteur boo xam ne dese nañu faa touché bokk pour dire quoi vous dire économiquement je dis aussi daloo bi dafa nekk loraange si ñun parce que bu tawee ñenn ñi war a dem beneen côté bi pour jaay pour mën a seen activité yi nga xam ne mën nañ ci gañ dara duñu mënati am accès foofu noonu pour ma wax leen li gën a pire bu mu tawee keroog suñu clando yi du clando du moto Jakarta toog nañu 2 voire 3 jours benn dawul loolu lan la def ci suñu économie ce qui veut dire que AIBD moom daf ñuy noot quoi daf ñuy defaral ñu dara lu baax quoi lu dul def ñu suñu seen dépotoir lu dul di ñu yaaxal lu dul jàppee Diass mbalit rek moom lañu teg te nous ne méritons pas ça quoi di lancer appel boobu tamit comment dire au directeur de l'AIBD muy Doudou Ka bokkoon naa ci jeunes yi ko rencontré woon aéroport bu ñu arrêté travaux yi
demoon nañu ba toog ak moom biir AIBD mu tegaloon ñu ay promesse mu wax àndoon ci ak suñuy autorité aussi suñu autorité yooyu nag gëmloo woon ñu ne dinañ ñëw waxtaan ak population bi bu ko def ñu jéem a trouver solution ba fi ma lay wax ni waxtaan boobu amul te ñoom ñu ngi prévoir ne dañuy continuer travaux yi ci ni mu baaxeewul woon ni travaux yu bon yi d'ailleurs bi élection yi di jub si gis nañ fi benn équipe je ne sais pas ay maçon la sax je ne dirais pas loolu di entreprise ñu commencé couler quelques affaires nii juste pour ay affaire u élection rek ba léegi dara avancé wu ci demul dara moo tax moo ñu coûté yi lii yëpp ñu ngeen di gis ni c'est dégâts collatéraux ay miir yu daanu ay yoon yu yàqu et tout. mais fii tamit ndax amoo leen fi problème d'insécurité maanaam courant bi tamit gis nañ ne demeewul foofu bu guddi jotee fii lëndëm te ay xale ñoo fi dëkk est-ce que tamit loolu xawul doy waar. à Diass je dirais tout est insécurité wala dara doxul gis nga tuyaux yi balaa may ñëw sax ci courant bi quoi bala ma njëkkee ci courant bi ñëw ci ndox mi courant bi yaa ngi ko gis ni ci poto yi ñu ngi ci wetu canal bi déjà bu tawaatee taw bu mel ni bu taw keroog poto yi daanu na fekk fi di qu'on va rester des jours ñu am courant. boo paree ci loolu nga ñëw ci yoon yi amuñu oto yi amuñu fu ñuy jaar boo paree ci yoon bi ndox bii nii mooy branchement mooy yor comment dirais ndox mi mooy tuyaux yi ngay gis nii keroog bu mu tawee taw bu foor tuyaux yu bëri dañu dañ carrément ba ñu dem après gars yi dañu retourné waat dugalaat tuyaux yi monté ko xam nga loolu danger erreur weesu loolu ma wax la ci yeneen problème wala ci yeneen loraange yi nga xam ne daloo bi mën nañu ko indil ce qui veut dire que daloo bi gis ngeen ko tuyaux yi ci pax bi la ñu nekk buy taw ndox moomu ndoxu taw boobu noonu forcément day dugg ci tuyau bi kon donc ñun askan wi dañ koy naan ndox boobu day bokk ci lu ñuy naan te loolu mën nañu causer problème ci suñu santé juste pour dire fi nit ñi yaakaaree dalo bi ne fa la yem wala dégâts yi fi ñu ko estimer wala fi ñu koy gis dafa weesu foofu noonu parce que boo xoolee ci wàllum ndox mi dalo bi dafay def impact wàllum courant bi wàllum yoon yi wàllum leneen ak leneen donc dalo bi daf ñu lor ci anam yëpp te amul leen loo xam ne gis nañ ci suñu bopp. mu doon nag kàddu yoo xam ne kii di Moussa Diouf defe naa Moussa Diouf sànni na ko fi jafe-jafe yi nga xam ne canal bii ni jóge AIBD indi na ko biir Diass mais nag du ñu yem foofu ci jeunes yi rek ba tey ñoom ñi nga xam ne nag ñoom ñooy porté wu combat yi problème bu am biir Diass rek ñu fas yéene koo xeexal ñi nga xam ne ñoom ñooy askan bi beneen jeune tamit muy wuyoo ci turu Abdoulaye Faye moom tamit dañ koy fas yéene dékk suñu micro tamit ba tey rek ci problème yi nga xam ne canal bi indi na ko biir Diass maa ngi lay nuyu Abdoulaye Faye. maaleykum salaam maa ngi lay fay bu baax di leen remercier ci déplacement bi ngeen def pour ñëw fii Diass bokk ak ñun li nga xam ne mooy suñu naqar. mu doon naqar boo xam ne di leen mastawu rek métti na lool jafe-jafe yi nga xam ne nag canal bi daal dina koy indi fii biir Diass ñu gis ne nag sànq Moussa Diouf li mu wax moo di travaux yi yéen a ko arrêté woon mu bëggoon rek nga ñëwaat ak man foofu tuuti travaux yi li taxoon ngeen arrêté. voilà soxna si question bi nga ma posé noonu am naa ci contentement parce que ñetti fan yëpp bi ñu commencé yëngatu ci mbirum dalo bi gis nañ ne les autorités de l'AIBD cherchent à avoir benn échappatoire. Pour dire que ce sont ces mêmes jeunes qui sont sur le terrain, ce sont ces mêmes jeunes qui ont arrêté les travaux. ñun mënuñu bañ développement ñun ñëpp développement la ñu bëgg suñu sañoon canal bi suba ñu defar ko ba oto yi di ci dem oto yi di dikk mais dafa am loo xam ne moom la ñu waxante woon ak ñi nga xam ne ñooy les autorités de l'AIBD la direction ñoom ñoo promettroon waa Diass ne dañ leen di defal dalu carrossable oto yi di dem oto yi di dikk nit ñi di dox seen soxla parce que yoon bi ñu nekkee nii mooy la seule voie à Diass mooy voie principale yi. maa ngi fàttaliku bi ñu nekkee xale bu daan taw 30 minutes après ndox yi day dem nit ñi di dox seen soxla oto yi di jaar sareet yi di jaar yoon bi moo la yóbbu ba Popenguine mën na la yóbbu Kignanbour mën na la yóbbu Dagga mën na la yóbbu Xolpa Mbayar c'est-à-dire yoon bi benn cordon la ombilical boo xam ne dafa lié Diass à tous les autres villages léegi bu ñu ko defee daloo boo xam ne c'est pas carrossable fan la ñuy jaarati te les autorités de la municipalité n'ont pas prévu benn extension de route moo taxoon ñu dem ci ñoom ne leen ah yéen kat li ngeen waxante woon ak ñun gisuñu ko bu ñu sañoon travaux yi ngeen arrêté ko ñu toogaat waxtaan bu fekkee y a un manque de moyens ñu jéem a xool naka lañ koy résoudre bu fekkee dafa am loo xam ne nag da ngeen ñu koy nëbb ngeen wax ñu ko arrêté travaux yi noonu la demee ku la ci wax leneen xamal ne waxu naxasa kandang la lay wax mooy loolu kese moo taxoon ñu arrêté travaux yi. ndax tey jii bi ngeen ko arrêté toog waxtaan trouvé ngeen benn terrain d'entente. ba fi may wax ak yow terrain d'entente amut solution amut dañoo xëy keroog mu taw bu metti sax taw boobu nag moo fi indi dégâts yi. ci la ñu concerté wu ñu ne ñun Diass la ñu juddoo suñu waajur yi ñu ngi fi ñoo ñu jur yar ñu yónni ñu dem jàngi l'école ba ñu jàngee ba pare ñu xam ne am na li nga xam ne moo ñu war ak gox bi dañ daan manifester nag dañ daan xeex te xeex yooyu mën nañ ko ba tey suñu neexoon tey Diass benn oto du dem benn oto du dikk bu ñu neexoon tey la jeunesse de Diass je te dis quelque chose gis nga waa Diass seen ñàkk a jóg moo ma jaaxal mais Diass problème bu ñu mënti jóg ci kaw suuf mën nañ ko faj en 24 heures
parce que fii nii avion yi fii la ñuy wàccee di dugg biir Diass la ñuy wàccee di dem AIBD bu ñu neexoon ñu bloqué trafic bi bu ñu fi taaloon ay pneu tey benn avion du wàcc bu ñu baaree woon tëli bi benn activité du dem mais ñun ñoo ne dootuñu baare tëli dootuñu taal pneu dootuñ fi xeex ñuy jàpp suñu rakk yi wala suñu mag ñi ñun ñuy solaat suñuy dàll di dem di dang-dang yi bàyyi suñu lépp ñun jàng nañ xam nañ ci la ñu changé stratégie pour dire changer de fusil d'épaule pour ñu dem ak ñoom ci li nga xam ne mooy bataille juridique ci la ñu saisir ay avocats ainsi que des conseillers juridiques ñu waxtaan ak ñoom et des magistrats de haut niveau ñu ne ñu c'est un bon combat vous pouvez le faire mais avant de le faire il faut ngeen woo benn huissier de justice keroog ñëw nañ fii ak huissier de justice mu constater tous les faits dégâts yëpp constaté na ko il a été ému il m'a dit Abdoulaye depuis ma commencé wàcc sur le terrain di def ay constat ci ay kii yu mel nii mësuma gis lu mel nii en fait vous voyez donc huissier bi dina viser document bi bu ko viser dinañ ko soumettre avocat bi mais li nga xam ne moo ñu ci xaw a jaaxal xaw ñu inquiété l'avocat nous a conseillé de saisir l'institution au niveau de la commune l'institution c'est le maire c'est la mairie la municipalité pour li nga xam ne mooy combat bi mu mën a am issue mais li ñu constaté mooy ñi nga xam ne ñooñu yilif jiite ñu ils préfèrent protéger leurs frères de parti ou bien leurs amis ndax ki nga xam ne moo jiite AIBD tey ak ki fi tekk ñoo bokk parti politique moo tax Doudou Ka ci boppam ñeme ñu teg yenn yi mais bu fekkoon ne ki fi toog ànd nag population bi Doudou Ka dinañu wax lan la ñu yebee ci la ñu jóg nag on n'a pas pu saisir l'institution au niveau de la commune mais on a saisi les dignitaires et les autres institutions les délégués de quartier ànd nañ ak ñun ci xeex bi démb seeti nañ imam Ratim seeti nañ le chef du village seeti nañ ay délégués de quartier ñoom dañoo kontaan ci xeex bi chef de village daf ñu ne man mag laa mais su ma mënoon ñëw suba ma ñëw ci xeex bi ngeen di xeex nee na li ko gën a neex ci xeex bi mooy le fait que nee nañ dootuñu taal dootuñu baare mais dañuy dem ak gars yi ci yoon foofu la ñu yem ak gars yi ñu ngi woo ñëpp nag commençant par le maire de Diass ñu ngi koy woo mu ñëw joindre ci ñun à ce combat parce que canal bi buñ ko defee ci ayam lañ ko defee loolu sagam la ci bilaam lay dugg kon xeex bi ñuy xeex ni moom lañ koy xeexal population bi lañ koy xeexal gis nga kër gële ñuy romb ci ginnaaw muy waaj a daanu sama kër papa la kër Assane Faye la samay sœur ak samay frère ñoo fa dëkk bu ñu tëddee du ñu nelaw kon mettit ak tiitaange bi ñuy am noonu man tiitaange boobu lay am man sama kër mi ngi fële ci biir man bokkuma ci riverain canal bi mais dañoo jàpp rek ne waruñu xaar ba affaire yi dal suñu kaw ñuy soog a jóg ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi xeex boobu daal moo ñu tax a jóg ñi ngi ci nag te incha allah dans les jours à venir dinañ defaat yeneen démarches yoo xam ne toujours dans le cadre du combat juridique. ndax tey jii joxe ngeen délai boo xam ne si ngeen war a démarrer démarche yooyu. démarche yi tàmbali nañ ko parce que tey la huissier bi war a viser dossier bi bu ko viser suba dinaa dajeek avocat yi ma remettre leen dossier bi ñu déposer suñu plainte bi contre la direction de l'AIBD. tey jii Abdoulaye Faye mu mel ni nag kàddu yi rafet na lool waaye tamit rek di la wax ne ban appel ngay lancé ñi nga xam ne ñoom ñooy autorité yu nekk biir Diass pour rek ñu mën a ñëw xool canal bi nga xam ne nag indi na ay dégâts yu métti ci commune bi waaye tamit jafe-jafe yi nga xam ne askan bi ñoo ngi koy dund at tamit xale yi nga xam ne école bi man moom lu ma gën a métti rek mooy xale yi at école bi ndax ku ci nekk xam ne xale dafa sopp boo taxawee fële da ngay jéem a yundu li ci suuf te boo yundoo mën nga tarxis daanu boo daanoo loolu mën na la indil ay problème yooyu tey jii ban appel ngay lancé autorité ak tamit lan ngay ñaaxaat askan bi nga xam ne ñooy yeewoo fii biir Diass. Bon, l'appel que je lance aux autorités de la commune de Diass mooy ñu leen di fàttali ne ñun xeex bi ñuy xeex nii xeexuñu ko contre une personne mais dañ koy xeex pour une population parce que population bi dafa globaliser ñu bëri. boo ñëwee ci population bi nit ñi bokkuñu sensibilité politique boo ñëwee ci population bi nit ñi bokkuñu gëm-gëm bokkuñu croyance bokkuñu sax langue mais dafa am li nga xam ne mooy base bi moo ñu tënk mooy lan mooy la patrie mooy Diass. Diass est touché au plus profond de lui souffrance bi dafa metti autorité nag fenn rek lañ leen di woo ñu ngi leen di woo ñu ñëw jàppale ñu ci combat bi parce que wax naa la ko combat bi du suñu combat te gis nga canal bi ngay gis nii c'est l'arbre qui cache la forêt. canal bi nga gis nii c'est l'arbre qui cache la forêt il y a énormément de problèmes dans la commune de Diass bu ñu fi jógee woon tey dañuy demaat ci beneen problème te problème yooyu nëpp AIBD moo ñu ko indil y a le pôle Daga Kholpa AIBD moo ko indi y a la zone économique spéciale intégrée pôle Daga moo ko indi gros porteur aéroport moo ko indi lépp loo xam ne projet état la rek AIBD moo ko indi nous sommes dans un état boo xam ne loi yi dañ ko changé entreprise bu ñëwee ci dëkk entreprise boobu noonu dafa war a impacter positivement dans la localité. Et le plus marrant mooy à chaque fois le directeur de l'AIBD Doudou Ka
problème bu amee Diass ñu yëngal le lendemain Doudou Ka day dem maye ay mbir beneen dëkk wala mu def fa investissement. Une façon de dire que Doudou Ka à chaque fois il montre à la population de Diass que j'ai les moyens de faire mais je ne le ferai pas pour vous. La responsabilité sociétale des entreprises bi nga xam ne moo war a jóge AIBD dugg Diass Doudou Ka da koy détourné di ko yóbbu Ziguinchor ak ay Saint-Louis respecté wul waa Diass te Doudou Ka pour ñu xeex ko ñun ndaw ñi mënuñu ko pour ñu xeex contre l'AIBD ñun ndaw ñi mënuñu ko. On a besoin de nos papas, on a besoin de nos mamans, on a besoin des autorités qui sont dans l'opposition, des autorités qui nous gouvernent. On a besoin de la classe intellectuelle de Diass parce que Diass bi ngay gis nii ñëpp a ngi fi. am na ñoo xam ne tey mën nañ jàngal Doudou Ka li nga xam ne moom lay exercer au niveau de l'AIBD Diass bi ngay gis nii xeetu cadre boo làmb ci kaw suuf direction état foo dem di nga fa fekk doomu Diass ñooñu noonu ñu ngi leen di woo ci combat parce que ñun ay xale lañ xale doole lay demee xam-xam bi des na kattan rek la ñuy am fougue ak engagement la ñuy demee ñu ngi leen di woo képp koo xam ne am nga moyen nga dimbali ñu ci avocat nga jël avocat dolli ñu ci avocat yi ñu am on a besoin d'un collectif d'avocats. On a besoin de beaucoup d'avocats pour pouvoir gagner ce combat-là. Parce que c'est un début et on va aller jusqu'au bout. Lu ñu am ñu jël. Di lancer un appel aussi à la justice sénégalaise. Nous tous, nous savons que nous avons une justice à 2 vitesses. Mais nous restons optimistes parce que nous sommes un peuple égaré. Nous sommes un peuple opprimé. Nous sommes un peuple marginalisé. moo tax nag ñun ñàkk a xam fan la ñu jëm ak ñàkk am pexe moo tax ñuy daw làqu ci ginnaaw justice. Justice boobu nag ñu ngi leen di woo ñu trancher au faveur des victimes parce que nous sommes des victimes ay victimes lañ li fi xew ñëpp gis ngeen ko ñu ngi woo autorités yi di woo suñu yaay yeeg suñu papa yi imam yeeg dignitaires yeeg délégués de quartier yi ñoom ñëpp ñu ñëw joindre ci combat bi. dama lay jaajëfal bu baax Abdoulaye Faye ci kàddu yi nga xam ne tamit daal dinañ ñu koy jox ci canal bi nga xam ne nag daal dinay causer dégâts yu mag a mag ci biir commune bu Diass di leen wax ne tamit ñi nga xam ne ñoom ñooy autorité dëkk bi neen ñëw jàppale seen i doomi réew ndax ñoom rek ñoo ci mën a jàpp ñii nga xam ne nag ñoom ñooy autorité yi mën naa wax ne fi ñu toog tey ji askan bu nekk fii biir Diass ñoo leen fa tekk buñ leen votoliw toon duñu falu donc nag neen ñëw jàppale askan bi ndax askan bi jamono yi li ñu dund métti na ba fu métti yam jaaxle neen lool te ñoo si mën a jàpp di leen wax ne nag nii lay demee biir MMD Média tey nag ñu nekkoon fi nga xam ne moom mooy biir Diass ñëwoon nag xool ci jafe-jafe yi nga xam ne askan bu nekkee fii ci biir Diass di fi yeewoo ña ngi koy jànkoonteel mu ne nag jafe-jafe yu métti ñu ñëwoon nag ci canal bi nga xam ne moom moo jëm AIBD moo fa jógee daal di jëm fi nga xam ne nag moom mooy Popenguine canal boobu nag causé dégâts yu métti métti biir Diass ñu ñëwoon nag xool si ko mu mel ni nag waxtaan bi nga xam ne amaloon neen ko jeunes yi nga xam ne ñoom leen fekk fii biir Diass waxtaan bi am na solo lool woowaat autorité rek ñu ñëw jàpp ci combat bi di leen wax ne nag nii lay demee biir MMD Média si beneen yoon ci beneen diwaan di jaajëfal tamit sama réalisateur bu baax Zal di leen jox di daje rek beneen yoon incha allah